salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe maa ngi leen di siyaar bu baax di leen jéggaluwaat ci kàddu yi bu baax di leen ndokkeel ci weeru rajab bi di yaakaar ni lañ ci waxoon ñoo ngi ci di ci sàkku ay istighfar yu bari tuubal suñu borom subhanahu wa taala surtout sama genre gi nga xamante ne ci bàkkaar lañ dëkk di ñaan ngeen jéggalul ma yàlla suñu borom mu jéggal ma bu baax a baax. tey je vais parler de deux choses boo xamante ni dama ko waroon njëkkee fàttali ko muy weeru rajab bi si la suñu yaay Khadija làqu woon suñu yaay Khadija nekkoon yaayu diine ji ndax bokk na ci jigéen bi njëkk a gëm nekkoon exemple ci bépp soxna jàppale woon borom këram Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad it delloowaat ko ay raisons yoo xamante ni xam naa ni du waxtaan bi mais ci weeru rajab la làqu woon donc ñu bëgg ñu fàttaliku ko ñu ñaanal suñu yaay Khadija yàlla yokk leeram yokk ay ngërëmam te it lam daan defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaq di ko jàppalee ñu di ci farlu ci noonu suñuy borom kër ndax koo xamante ni àjjanaam ci yow sa àjjana ci moom la dépendre baax na it loo liggéey nga di ko bokk ak moom waaye it suñu borom kër yi nañu mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ba mu yoree Khadija de soxlaatul keneen ñu fexe daal ba man ne Khadija suñu góor ñi fexe ba roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci reconnaissance ndax un homme reconnaissant comme le prophète du amati ndax nekk ak jigéen nga gore ba wutaloo ko kenn ndax jàpp nga ni matal na la lépp loolu mat a bàyyi xel la. beneen bi mooy j'aimerais vous présenter un homme. Je ne vais pas vous présenter comme étant le fils de qui que ce soit. Je vais vous présenter un homme et vous allez apprendre à l'aimer. C'est un homme, un bawal qui est bu ganee àdduna ci àll bawal bi mu ganee àdduna ci ay wayjur yu baax ndax it wayjur dafa am solo ci doomu aadama mu teg ko fi ñu ko war a teg jàngal ko alxuraanul karim mu jàng xam-xam it am ci yitte am ci pasteef mu jaral ko it mu génn dëkk bi dem jàngi bi mu ñibbisee mu topp ci ginnaaw ay magam nekk koo xamante nit ku oyof la nit ku bëgg lu baax nit koo xamante ni nii foo ko gis mi ngi sàkku ngërëmal yàlla sunu borom subhanahu wa taala nit koo xamante ni dafa saxoo woon ak turu yàlla yi di ko wérd di ci dox nit ku làmboo woon jikkoy alxuraan su ma nee jikkoy alxuraan mooy jikko yi sunu borom subhanahu wa taala wax ni moom la ab jullit war a yore laabiir yaatu tabe baax jullite bëgg ñëpp mën a defal ñëpp avoir les mots exacts pour nga xamante nit bu ñëwee ci yow ak fu xolam tollu bu ñëwee ci yow nga wàcce ko nit ki ma leen di présenté noonu la mel nit ku engagé wu woon si yoonu yàlla nga xamante ni kenn mënu koo reculer loo nit koo xamante ni ku ko bëgg danga koy bëgg ngir ay jikkoom man de ay jikkoom laa ko bëggee et je sais que vous allez l'aimer nit koo xamante ni xoolul diw tarixa bii nga nekk mu ànd ak yow xoolul diw doomi diw la mu ànd ak yow jaam yépp daf leen a jàppee woon comme ay jaamu yàlla jël nit chrétien ba def ko doomam jël ñëpp doomoo leen xoolul diine nangam ak sàngam nga bokk nit kooku dafa baax àdduna di ko delloo njukkal te nit kooku mooy Cheikh Mouhamadou Fadal di ki ñuy war a fàttaliku le 27 rajab nga xamante ni àdduna pour man c'est un exemple qu'on doit suivre pour garder la paix pour am amour entre ñun tarixa yi àdduna daf kaa war a delloo njukkal ngir ni mu mënee woon maslaa ndax Sëñ Tuubaa daal di wax naan maslaa ku la soof bokk na ci ay jikkoy gor mën a réaliser projet un homme très ambitieux donc dafa nekk nit koo xamante ni moom la ñuy fàttaliku le 27 nga bëggoon fu waay nekk tarixa boo bokk nga ñaanal Cheikh Mouhamadou Fadal yàlla suñu borom yokk ay leeram parce que il le mérite carrément et c'est à vous de juger donc il le mérite barke Serigne Touba donc ñu bañ ko fàtte di ko fasaaleel suñu borom yokk yërmandeem ci moom suñu borom dolli yërmandeem ci moom te xaaree ko ca àjjana yu kawe yi te suufit oyof ci kawam ci barke Seydina Muhammad. Je pense qu'après on va parler si Kazu Rajab bi et tout mais tey jii je tenais vraiment à demander ngeen koy ñaanal bañ ko fàtte ci ñaan mukk ndax nit koo xamante ne la àdduna waru ko fàtte di jégaluwaat bu baax ci kàddu yi di ñaan ngeen ñaanal ma suñu borom jéggal ma ndax bëri naa ay bàkkaar lool asalaamaaleykum wa rahmatullah